jot pour bëggum dendem ni jóg leen fii ku fi fanaan dib jaam. salaamaaleykum mbokki téléspectateur ñiy topp ci Sénégal ak ci bitim réew fii ci RTS 1 nuyu nañ leen am nañu mbégte dellu siwaat ak yéen ci seen plateau Sénégal démb ak tey dañ koy defee rek saa su ne ma ànd ak sama xarit sama mbokk ki nga xamante ne mooy sama consultant di El Hadj Ibrahima Ndaw fas yéene waxtaane démbi réew mi ak nit ñi nga xamante ni seen jëf rafet na te war nañ ko mën a nettali génération yi teg tey El Hadj Sénégal gépp ñu ngi naan la jërëjëf ak jaaraama ndax liggéey bu rafet ak ni nga leen di leerale ci lu bëri loo xamante ni xëy na seen xel faayoon nañ ko wala bëggoon nañ ko indiwaat ndaxte dafa bokk ci suñu patrimoine El Hadj Ndaw. jërëjëf Atoumane maa ngi lay fay di nuyu askanu Sénégal di askanu ñi nekk biir Sénégal ak ñi nekk ci bitim réew. di leen wax ma ni tamit sama mbégte ci dellusiwaat fii ci sa plateau bi waxtaan ak ñoom ci Sénégal démb ak tey. jërëjëf Alaaji Sénégal démb ak tey ñu fas yéene waxtaane tey benn jëmm du wane boppam ci langu syndicat wane boppam ci langu politique wane boppam ci askan yu mu bokk di askanu lébu wane boppam ngir ni mu bu nekk woon ci ku daan dundal diine daan jëflante wala mbokkoo ak waa kër Seydi Hadj Malick mbokkoo ak waa kër Seydina Limaamu mbokkoo ak waa kër Cheikh Sadbou Habi mbokkoo ak ñi nga xamante ni ñooy waa Sénégal gépp kooku mooy kan El Hadj Abbas Gueye yaakaar naa ne kooku ku ko tudd nga lépp kooku jar naa waxtaane ngir jaar-jaaram ngir jëfam ngir liggéeyam ci kaw Sénégal syndicaliste la politicien la homme religieux la dimension yooyu yëpp nag bu ko boole ci benn nit mu liggéeyal ko réew bi bari yàlla def ni mu génne àddina le 2 août 1999 tey mu am ñaar fukki at ak ñett Sénégal war nañu delluwaat xoolaat bu baax jëmm jooju sagal ko sargal ko ngir liggéeyal na Sénégal lu rëy a rëy Alaaji wax naa ñetti dimension yi buñ nee politique buñ nee syndicat buñ nee syndicat Alaaji dama bëgg nga indiwaatal ma démb syndicat nan la Sénégal duggee ci syndicat xam naa ni am nañu ci bëri def nañ ci ay liggéey professeur Iba Der Thiam bind na ci yàlla na yàlla yokko yërmandeem bind na ci lu bëree bëri professeur Babacar Fall di professeur ci FASTEF di spécialiste ci liggéey ci biir Sénégal bind na ci bon na Alaaji dellusiwaat ñun ci syndicat nan la duggee ci Sénégal ak lan mooy originam lan mooy histoire am baax na lool ngir suñu mbokk téléspectateurs yi xam bu baax fi ñu jëm ak ki ñuy waxtaane lan mooy ay calaalam lan mooy ay liggéeyam. Atoumane syndicat mun nañu wax ne bi fi tubaab yi ñëwee di andi li ñuy wax liggéey bu ñuy wax travail salarié nga xam da ngay liggéey ñu fay la ci la ñu commencé di découvrir lan mooy syndicat mais li ko jiitu France ci boppam 1895 ci lañ njëkk a def congrès bi nga xam ne moo samp syndicat boobu ñuy wax CGT muy confédération générale du travail ci dëkk bu ñuy wax Limoges bi congrès boobu amee ñu daal di dawal tuuti ñu ne léegi képp koo xam ne travailleur salarié nga war nga bokk mun nga bokk ci syndicat muy mbootaay goo xam ne dañ fi nekk pour sàmm ak yelleefu liggéeykat yi ñëw nag ci biir Afrique kii mun nañ wax ne 1895 boobu ba 1936 Sénégal amul woon syndicat digne de son nom li ñuy wax syndicat pourquoi 1936 1937 dafa am régime bu ñuy wax Front populaire bu nekkoon France gouvernement boobu bi mu ñëwee samp comme ay socialiste lañ woon ñoom ñoo andi ne di génne ay loi yoo xam ne pour autoriser existence su syndicat 1936 ñu dawal tuuti terewul guerre bi tàmbali 39 ñu arrêté liñ naroon a def mais
ñeenti syndicat jotoon nañ fay am ci diggante boobu. amoon na syndicat européen. des travailleurs de la marine nationale. amoon na syndicat des travailleurs indigènes. bu nekkoon chemin de fer. boo xam ne ñoom François Gningue ñoo ko jëkte woon ak Georges Diagne. amoon na syndicat de la métallurgie et de la mécanique. nañ ci dellu si léegi parce que boobu mooy intéressé. suñu waxtaan wi. mu amoon ñeenteelu syndicat bi. mooy li ñuy wax union intersyndicale ouvrière UO boobu aussi nañ ci waxtaan. mu ngi noonu bon nag mbokk ci spectateur dama ni toujours looy gis na nga commencé ci commencement ba loolu moo tax kii lay seetaan di la déglu xam bu baax nan la mbir yi tëddee ndaxte wax nga léegi nii cheminots yi amoon nañu syndicat naam organisation bi syndicale bi nga xamante ne moo war ak structuration bi amagul waaye professeur Babacar Fall xamal nañu ni ci livre am boobu tudd l'histoire du travail en AOF mu ni première grève bi nga xamante ni am na fii ñu ngi ko am du 13 au 15 avril 1919 cheminots yi nga xamante ne nekkoon ci ligne Dakar Saint-Louis ñoo ko defoon liñ doon laaj mooy dañoo nekkoon ci jamono boo xamante ni ñoo génn ci première guerre mondiale dund gi metti lool salaire yi wàcc lool ñu nañ leen defal indemnité de cherté de vie ñu ko defoon ko ci 0,5 francs ñu yokk ko ba ci 1,50 francs waaye bi ñuy grévé ba ak grève ba xawal lu bëri yàqu lu bëri ci dox dem beeg dikk bi gars yi daal ko yóbbu à 2 francs bon nag kooku mun nañu wax ne ci histoire syndicalisme wala histoire grève kooku d'accord nañ ni bokk nañ ci yi ko jàng nañ tamit ci histoire ñu ni am na ñaari marin kenn ki ñu ko daan wooyee Magatte Codou Sarr ki yees ñu koy wax ñu ko doon wooyee Moïse Ba ñoom du ñoo immigré woon dem France ca Marseille nekk ak tubaab yi ñoom tamit bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo njëkk a indi xalaatu syndicat waaye nag boobu du woon syndicat bien structuré comme ni nga ko waxee mais nag commencé woon nañ daal di nekk ay mbébétu syndicalisme waaye yaakaar naa ni Alaaji loolu lépp bi mu amee ba ki ñuy waxtaane tey ñëw ndax moo yore cëgal gul yi muy Alaaji Abbas Gueye loolu nan la syndicalisme mu taxawee ak lan moo war a njëkk a nekk seen xeex. dafa am léegi lu mu tudd. muy syndicat de la métallurgie et de la mécanique. Alaaji Abbas Gueye bi mu commencé liggéey dafa nekkoon ci benn compagnie bu ñuy wax compagnie générale des colonies. donc ay banque France rek. ñoo sasoon compagnie boo xam ne lépp luy infrastructure lépp luy projet travaux yi am yëpp ci Afrique dans les colonies. ñoom ñoo ko daan def. mu nekkoon fa comme contrôleur des télécommunications. Après dina quitter donc organisation boobu dugg carrément ci poste de télécommunication mais diggante bi. ñu jiital ko mu nekk secrétaire général syndicat donc de la métallurgie et de la métallurgie et de la mécanique. de Dakar. bi mu nekkee secrétaire boobu secrétaire général bi ñu créé union intersyndicale ouvrière parce que boobu temps tubaab yi amoon nañ syndicat boobu. mais nit ñu ñuul ñi amaguñu woon ñoom ñëpp taxawalaguñu woon syndicat. ñu jël ko nommé ko fa secrétaire général. ñu dawal ba 1946. 5 avril 1946 ca parlement France Houphouët-Boigny proposé ñu supprimer travail forcé. ñu wote loi boobu travail forcé dëñ wante amul diggante liggéeykat yi ak seen ñi leen di liggéeyloo amul benn réglementation amul dara ci kaw loolu nag ci la ñi nga xam ne ñoo bootu woon ci union intersyndicale ouvrière boobu manko daal di def li ñuy wax syndicat des union des syndicats confédérés de l'AOF mu nekk tubaab yi ak nit ñu ñuul yi ñu commencé nag di xeex pour que ñu andi réglementation du travail au Sénégal. gis ngeen mbokki téléspectateurs yi loolu yaakaar naa ni am na solo Alaaji wax na leen léegi fi ñuy déparé ba ñoom Abbas fi ñu dellu si ndax lépp boo xoolee bu baax seen xeex mi ngi commencé après deuxième guerre mondiale wala bi nga xamante ni guerre bi daan commencé jeex
mu nekkoon ay jafe-jafe yu mbëri ci askan wi ndax guerre bi ku ne xamante ni ñu ngi woon ci jamono yu Vichy demoon nañ ba Sénégal sax wala boo dëkkee ci dëkk yi duñ lay ravitailler du loola neex boo amee xaalis nga jënd ceeb wala nga jënd dugub duñ la ko jox une fois par semaine wàcc te waxtaan doolu ci nan ci jafe-jafe yi nga xamante ni amoon na ci liggéeykat yi ndax journée du travail de 8 heures amagul woon ak yeneen ak yeneen Abbas nag yàlla def ko mu nekk nit ku am fit nit ku am dignité waaye nit ku am ku ñu wóolu olof day wax naan jaay ko am njëg may ko yéene waaye dénk koo wóolu dénk koo wóolu moo tax Sénégal africain yëpp ak tubaab yi boole def confédération de l'AOF ni ko Abbas Gueye yow la ñu jiital lan moo njëkk a nekk xeexam parce que yaakaar naa ne jamono boobu am na grève yu métti yu fi amoon te ñoom ci boppam mën nañ ci am ndam. waaw grève bi njëkk mooy en décembre 45. Du 1er au 7 décembre enseignants yi ñoo njëkk a grève. parce que boobu temps génn nañ ci guerre bi mu ngi jeex. te diggante dund bi ak salaire yi ñu doon fay liggéeykat yi. dafa ute woon trop ba nga xam ne ay 1 franc 0 franc 50 lañ leen daan jox ay augmentation salaire 200 francs moo nekkoon salaire yaa amoon salaire par mois 200 francs la woon donc ñu njëkk a def grève boobu teg ci grève des industries boobu moom du 3 au 10 aussi décembre mais ñu ne gis ne daal patronat bi daal jéemu ñoo def dara pour changer le 7 janvier 1946 gouverneur bi fi nekkoon dafa bindoon benn réquisition comme Abbas Gueye moo jiite woon union syndicale ouvrière ñu ne comme gars yi jëluñu nanguñu réquisition yi ñu convoqué ko juge bi ne ko yow dinañ la atte convoqué ko tribunal ci ëllëg sax donc li ñuy wax mise en examen quoi ne ko yow pour fait de grève le 9 janvier ci gannaaw ëllëg sa commissaire central convoqué ko ak wax ko ne ko ce jugement telle date lañ koy fixé parce que yow yaa tax liggéeykat yi bañ a liggéey def nañ réquisition ci procès boobu maître Boissier Palin ak maître Crespin ñoo ko défendre te la ko Boissier Palin ratien gis ne kii kat te dëgg ku mun a défendre intérêt travailleurs yi te nit koo xam ne la xam na li muy laaj xam na kii devoir ak intérêt yi nga xam ne moom la war a sauvegarder pour la liberté du travail et la liberté syndicale looloo tax bi nga xamee ne procès bi am na ñu presque dañ ko acquitté parce que franc symbolique lañ ko condamné 8 octobre 1946 ñu ne ko nag léegi yow yaay secrétaire général confédéral de toute la OIF ca la dugalee li ñuy wax convention collective générale pour toutes les branches professionnelles 21 points lañ ci dugal mun nañ wax ne am na entreprise yoo xam ne ba dans les années 80 convention collective yooyu dañ doon doxee Alaaji dafa mel ni bon nang Abbas Ngok waaye farloom dëggoom ak gëm li nga ko dénk tax na ba grève boobu nga xamante ni moo nekkoon la grève générale amoon ci Sénégal képp kuy liggéeykat ci awlu boo bokk moo xam jàngale moo xam santé moo xam poste moo xam métallurgie moo xam leneen ak leneen ba ci chemin de fer ñëpp dañoo grève yaakaar naa ne boobu paralysie tax na ba tubaab bi xamaat boppam gis ne ñii li ñuy revendiquer war naa ko satisfaire moo tax convention boobu nga wax dafa am solo ba nag kuy liggéey tey jii yàlla def nga am ñaar fukki tooñ ak benn yoo xamante ni dafa bokkoon ci convention yi moo xam chômage moo xam retraite salaire moo xam salaire moo xam maternité moo xam heure supplémentaire ak yeneen bu nekk ñaar fukki poñ ak benn ñu dugal ko ci ci convention collective boobu bon nag Sénégalais yi war nañu xam ni première convention collective bi am solo après guerre bi yàlla ak Abbas Gueye moo tax mu am Alaaji demal yemul Sénégal rek Afrique de l'Ouest yëpp ku fi am convention collective générale Abbas Gueye moo def liggéey boobu ci biir loolu mu dugal benn projet de loi pour que ñu def code du travail loolu fin 46 et
yàlla mi dara teewul fexe ba nga xam ne en 1951 ñu fal ko député. donc mu war a dem France. ce parlement français fa ñuy discuter projet de loi boobu. mun ko di défendre. est-ce que mun nañu wax ne code du travail. première lecture. ñu ngi ko def avril 1952. deuxième lecture. ñu ngi ko def novembre 1952 ak adoption. est-ce que yàlla ak Abbas Gueye moo ko xeex. ak yeneen parlementaires ya fa nekkoon. mais moom moo xamoon. liggéey bi nu mu demee parce que moo jógee ci le milieu ouvrier. donc moom mun nañu wax code du travail bu amee. au Sénégal. et dans les restes donc des autres pays yi ko adopté. yàlla ak Abbas Gueye. sénégalais yi travailleurs yi xam leen ni Abbas Gueye ñayu xare la bu ñu amee convention collective ba ñu gën a indiwaat daraja ci liggéeykat yi bu ñu amee code de travail parce que bu leen fàttali ko code de l'indigénat moo amoon tubaab bi lu ko neex àtte ko neex tugal la bu la neexee tëj bu la neexee bàyyi bu la neexee leneen ak leneen Abbas Gueye moo xeex ba loolu deñ fi gannaaw liggéeyam gannaaw bi nga xamante ni nekk na parlementaire bon nag ñite ngi Sénégal war nañ ko xam bu baax a baax a baax est-ce que liggéeyam foofu rek la yem ci wàllu syndicalisme ndax yaakaar naa ni keroog bi nga xamante ni ñoom Ibrahima Sarr ay Nina Fall ak Ousmane Ngom ci seen grève bu metti bi nga xamante ni juróomi weer la woon ak fukki fan keroog nga xamante ni gars yi sonn nañu lool Abbas jël na 500 000 francs ci 1946 Sénégal yi déglu leen de 500 000 francs jël na ko ci xaalis ci yóbbal ko ñoom Ibrahima Sarr jox leen ko mu nekk seen participation au fait de grève ba nag kooku yaakaar naa ni dignité boobu ngor googu mbaax googu il faut ñu Sénégalais yi xam ko. loolu foog Sénégalais yi xam ko parce que ndimbal googu moo tax gars yi mun a tenir parce que métti woon na. métti na ba ci kan yàlla léegi moom ci boppam moom Abbas Gueye boobu tamit mu ngi dëkkoon fii 83 rue Thiers lañ ko daan wax. mooy rue Amadou Assane Ndoye. mooy parti bi féetoo penku ak Zawiya bi. waaw bureau ñu ngi doon wax bourse du travail. moo nekk fii nga xam ne mooy bloc fiscal tey. 33 rue de Thiong. foofu moo nekkoon donc bureau fa la daan ñëw di ko soumettre problème yi. donc bépp combat politique bu fi amoon ci jamono jooju moom la ba ci grève bi am en 1953. bi nga xam ne moo nekkoon au niveau de la compagnie générale des eaux. grève boobu 135 jours la 4 mois et demi la durée. bële moo ko ëpp bu chemin de fer yi. mais bii aussi gudd na. te yàlla Abbas Gueye moo ci taxaw ba nga xam ne mun nañu wax ne satisfaction yëpp liggéeykat yi am na. satisfaction yëpp liggéeykat yi am na ko nekk na ko ci biir ngor ci kaw dignité ak ci comme li ma waxoon léegi dénkaan koo wóolu bëri na tey ñu bëri bu ñu leen joxee teraanga ñu fàtte ñi leen ko joxoon wala def neneen loo xamante ni bokkul ak lii intérêt liggéeykat yi Abbas gàcce ngalaama Abbas yaakaar naa ne loolu mu liggéey ci biir syndicat tax na ba ñoom Senghor ràññee ko ndax damay faral di wax ni diggante syndicalisme ak politique daanaka am ceen la benn tànk rek ab jéego rek ngay def xool nañ ko ci ñoom Ibrahima Sarr xool nañ ko ci ay Nina Fall xool nañ ko Ousmane Ngom ñoo nekkoon syndicalistes yi nekkoon ci biir cheminots yi waaye bi BDS créé woo ñu daal di ñëw ñëpp rallier gis nañ ko ci ñeneen ba ci ñoom Madia Diop ba ci ñoom Doudou Ngom bi ñu nekkee ci syndicalisme ba jamono jot Madia ci la formé la participation responsable gis nañ ko ba ci ñoom Mademba Sock ak ñeneen ak ñeneen bon nag diggante politique ak syndicat ab tànk rek la ab seen rek la ab jéego rek la bon nag El Hadj tey jii bu fekkente ni en 1951 kii di El Hadj Abbas Gueye dugg na dans la politique ba Senghor ràññee ko lan moo waroon a waral choix boobu. en 1948 Senghor moo bokkoon même formation SFIO Senghor dafa dem créer parti bu ñuy wax bloc démocratique sénégalais. mooy BDS. bi nga xamee ne seen mandat moom ak Lamine Gueye jeex na en 1951. ñu war ko renouveler. mënatul ànd ak Lamine Gueye parce que bokkutuñ parti. moom deuxième collège moo ko faloon. donc mu war a ut benn colistier pour premier collège. Mamadou Dia moo nekkoon secrétaire général BDS
mënul bokk premier collège. moom it deuxième collège lañ ko. c'est ça. Boissy Palam fàttali leen ne leen am na benn leader d'opinion bu ñuy wax Abbas Gueye. boo xam ne mooy secrétaire général union confédérale. n'est-ce pas des syndicats de l'AOF. te Dakar la dëkk. cosaanu Lebu la bokk. war na mun a nekk koo xam ne mun na nekk sa colistier. am nañ yaakaar ne buñ ko tabbee yàlla mun nañu defal na. wax nga dëgg Alaaji ndaxte Lamine Gueye dafa jëloon Ousmane Socé di Lebu waaye dëkk Tëngéej Abbas Gueye di Lebu dëkk Cap-Vert te ko xam ku ne xamante ni jamono boobu capitalu AOF Cap-Vert la woon. bon nag Abbas Gueye mooy kan Abbas Gueye wax nañu ñu ngi gane àddina le 27 décembre 1913 fii ci Ndakaaru di doomu Mbaye Gueye ak soxna suñu wax Aminata Diop ñoom ñaar ñëpp bokk ci biir Lebu gi. Aminata Diop ba yaayam mooy moom ak Marème Diop soxna Marème Diop Maxtaar bi yaay wala bi jur Bassirou Diagne ñoom ñaar ñoo bokk bon nag gis nga ci fi mu bokk kii di Alaaji Mbaye Gueye baayam moom ak Youssou Bamar Gueye ñoo bokk te xam ku ne xamante ni Youssou Bamar Gueye keroog ba Blaise Diagne dee dagaan baatu askan wi ci 1914 bi mu dikkee ci Assane Ndoye baayu Amadou Assane Ndoye da koy yebal ci Youssou Bamar moo ni Blaise Diagne suñu mbokk dañ la jàppale waaye nag suñu genn góor a ngi fii ñu ko Seydi Hadj Malick demal seeti ko mu ñaanal la yaakaar ne ñaanu Seydi Hadj Malick boobu am na ak yokkute ci paluk Blaise Diagne kooku di Mbaye Gueye di bàyyu Abbas Gueye yaakaar naa ni Youssou Bamar ci boppam xam nañ ni kii di Cheikh Sadibou Xayartu wala Cheikh Sadibou Abi ca gànnaar bu duggee biir Cap-Vert Youssou Bamar boobu moo ko tax ba mu ñëw dugal ko ci Cap-Vert boole ko lébu yi dem na sax ba ak mbokkoo ci deret dox seen diggante gis nga ni bon nag lu am solo la bon nag Abbas boroom cër la boroom judd la boroom baax la xam ngeen ni Aminata Diop boobu ma waxoon di yaayu Abbas ak El Hadj di yaayu El Hadj Abbas Gueye ak El Hadj Mbaye Diop Sali baayu Ndey Sali Diop bii ay mbokk lañu Aminata Diop mooy tamit jigéen la ci Doudou Diop Moussé bi nga xamante ni moo meññi Ablaye Makhtar Diop grand seigneur de Dakar bon nag kii yaakaar naa ni ci wàllu bokk ci lébu gi rek kenn mënu ko ciy dindi bon nag Senghor a bien fait son choix gisaat nañu tamit ni Alaaji Abbas Gueye ni mu jokkoo ak waa kër Seydi Hadj Malick ni baayam Mbaye Gueye jokkoo woon ak Seydi Hadj Malick di nga ci ñëw ni ma ko jokkoo woon ak Seydi Hadj Malick noonu la jokkoo woon aussi ak waa kër Seydina Limamou noonu la jokkoo woon ak waa kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul noonu la jokkoo woon ak waa kër Cheikh Sadibou Habi bon nag kii mbokk Sénégal la waaye yaakaar naa ni loolu ma wax léegi Alaaji bala ngaa dugg ci diggante politique am di nga ñu wax tuuti baayam nan la defal ko waa kër Seydi Hadj Malick. Seydi Hadj Malick bi muy commencé di lawal tarixa Tijaan 1893 la tabax zawiya bi njëkk Ndar ñu toog ba 1904 mu ñëw tabax zawiya bi nekk Tivaouane 1905 mu ñëw bugg a tabax zawiya fii ci Ndakaaru mu gis benn terrain bu nekk bu ñu daan wax sans fil sans fil parce que amuloon fil kii bi poto yi rek nekkoon poto antenne antenne rajo yi ñoo fa nekkoon nit ñi di ko wooyee sans fil mooy fi siège ASECNA nekk nii léegi ci avenue Jean 23 tubaab yi ne ko déedéet fii daal duñ la ko jox fii dañ ko réserver mu dem gis fi nga xam ne mooy le Paris fi mu nekk nii ak hôtel Teranga mu gis ne aussi terrain la boo xam ne mun na ko kii mu laaj ko tubaab yi ne ko non fii da nga ñuy jege trop nekk fii di ñu bund xatal nodd yeeg et cetera voilà et cetera Mbaye Gueye bàyyi Abbas Gueye gis loolu mu naqari ko
mu ne Seydi Hadj Malick ñëwal man ci sama patrimoine tey boobu temps mu ngi dëkk Rue Thiers angle Maginot Rue Thiers léegi mooy Rue Amadou Assane Ndoye loo boobu nekk foofu yëpp moo ko moomoon est-ce que mu dagg ci ñaari titre foncier 263 et 976 ne Seydi Hadj Malick fii la ñuy def sa zawiya est-ce que 1905 ñu tabax mu nekk néegu ñax boo xam ne mur yi banque la ñu dawal ba 1909 ñu daanee baraak bi ñu daanee kii néegu ñax bi tabax fa baraak toog ba 1927 Seydi Hadj Malick mu ngi génn jamono 1922 est-ce que 5 ans après ñu soog di ko tabax mu nekk construction en dur 1975 nag ci la ko Djily Mbaye def mu nekk nii mu mel nii mais pàkk boobu noonu Baye Abbas Gueye moo ko joxoon Seydi Hadj Malick pour mu def ko zawiya looloo tax zawiya Dakar nekk bon nag mbokk ci téléspectateur xalaat ngoog waaye gis-gis ngoog ak ñàngat ndax xaq bi xaq ñu lal mbañal wasifa fii ci Ndakaaru yàlla ak suñu góor gu baax googu ca Tiwaawan waaye ci jàppale kii de Mbaye Gueye Alaaji Mbaye Gueye di bàyyu Abbas Gueye bon nag gis ngeen ni kii li ma waxoon sànq ne li mu lamboo wala li mu wékkoo bëri na politique syndicat diine bon nag lii moo tax ba Senghor war a def choix am ci diggante kan lay war a àndal pour ñuy wut ñu xeex ak Lamine Gueye ci wàllu députation bi Lamine Gueye jëloon Ousmane Socé dib lébu ca Tëngéej mu ni Abbas kaa ñu ànd yaakaar naa ne ànd boobu ndam la ci jëlee Alaaji ndam lu rëy ndaxte kenn musul woon yaakaar ne Maître Lamine mun nañ ko baat ci élection législative yooyu le 17 juin 1951 liste bi nga xam ne Lamine Senghor ak Abbas Gueye ñoo ko bokk liste boobu génn ñoom ñaar ñu fal leen ñu nekk député donc Abbas ak Senghor ñoo représenté Sénégal de 1951 à 1956 ci Assemblée nationale jaloore ba mu fa def wax naa ko léegi mooy code du travail ba muy def proposition de loi xalaatu woon na sax dina dem siège ji Assemblée nationale fa nga xam ne fa la ñuy war a voter loi bi yàlla mi dërëtewul ñu fal ko wa 1951 1952 ñu def première lecture est-ce que octobre ñu def première lecture avril novembre ñu def deuxième lecture voté ko mun nañu wax ne donc njàmbaaram xarañam ak ténacité am moo tax la mu proposé woon comme code du travail en tant que syndicaliste bi mu nekkee en tant que député aboutir na ko ba mu nekk loo xam ne c'est une réalité mu ngoog c'est une réalité te yaakaar na ne code du travail mooy code bi lamboo lépp luy àq ak yelleefu liggéeykat bolen Sénégal bu amee code du travail nañu xamante ne ci njàmbaaru El Hadj Abbas Gueye la El Hadj Abbas Gueye yaakaar na ni juróom at yi mu def ci mandat bi de 1956 liggéeyal na Sénégal liggéey boo xamante ni am na solo lool surtout nag ci lépp luy indiwaat dignité liggéeykat luy indiwaat dignité doomu aadama luy indiwaat jokkale nit ñi ci seen mbaax Alaaji yaakaar naa ni bii loolu amee aussi ba 56 jot bi nga xamante ne mandat bi war nañ ko renouveler te Senghor ànd ci ak Mamadou Dia moom Abbas la moo war a nekk liggéeyam. waaw dafa nekk ne bi nga xamee ne war nañu dëgmal élection yi mu ngi war a am le 2 janvier 56. le 8 décembre comité exécutif bu BDS. nga xam ne ci la bokkoon moom Abbas Gueye. dañ ne léegi dañuy def un choix donc ñan ñoo war a nekk les deux colistiers. ñu ne dañuy passer au vote pour la reconduction. pour ne ñaar ñi nga xam ne ñoo nekkoon député muy Senghor ak Abbas Gueye. waaw ñu reconduire leen. pour que parti bi investir leen ñu mun a nekk donc candidat. ñu ne dañuy voter démocratiquement ñu voter 43. daal di voter contre la reconduction. 33 pour. donc mu am une différence. donc démocratiquement. très bien ñu ne non donc duñ def reconduction. léegi dañuy tasaarewaat.
ku mun a nekk candidat ñu seet. Senghor posé candidature am. Mamadou Dia posé candidature am. ñu am majorité ñu fal leen. Le 12 décembre. Abbas Gueye. daal ne daal moom comme disons reconduire ruñ ko. ak te li mu liggéeyal yëpp. te en tant que parlementaire. moom daal dafay beru. def beneen parti bu ñuy wax Rassemblement démocratique sénégalais mooy RDS. ànd seeg nag yeneen ñetti nit. ku ñuy wax Diallo Penda. ku ñuy wax Doudou Diallo ak El Hadj Ndiaye. donc noonu la parti boobu démarré. noonu la parti boobu démarré ndaxte ak li mu liggéey lépp ak li mu def lépp mais nag démocratie demee noonu nangu na ko tamit xamante ni ñàkkalooñ ko parce que alors ngëneel dafa am waaye dañ ko ñàkkaloo ci kaw kii laa àndal wala kii laa àndal ñu yëf ko démocratiquement Mamadou Dia yi gagné waaye loolu taxal mu bàyyi ndaxte nekk na ci 1957 boobu nekk ci RDS di commencé di liggéey ànd ak Lamine Gueye. envergure Abbas Gueye toll na foo xam ne bépp formation politique soxla woon nga. donc naka mu génn BDS rek. Lamine Gueye oo ko ne ko kaay ñu bokk SFIO. ñu changé mu tudd PSAS. Parti sénégalais d'action socialiste. Le 3 février 1957 ñu fal ko mu nekk pratiquement le secrétaire général du PSAS parce que Lamine moo nekkoon directeur politique boobu directeur politique lañ naan daaw ñu wax secrétaire général wala premier secrétaire. donc ñu dawal tuuti ñu war a dem les élections municipales fekk sax élection municipale yu 56 yi du gannaaw gu mu génnee ci BDS nekk na conseiller nekk premier adjoint au maire de Dakar donc loolu déjà wane na ne ba léegi mu ngi am popularité ñu dawal tuuti donc 59 jot ñu war a def élection législative constituante et législative mais li ko jiitu c'est que 1958 Senghor Lamine Gueye ak Mamadou Dia dañ juboo ñu formé le 4 avril 1958 UPS Abbas Gueye comme ci parti Lamine Gueye la bokkoon mu nekk secrétaire général de l'UPS adjoint après na nekk secrétaire général chargé de l'organisation et de la propagande. Très bien. donc mu nekk koo xam ne mais parti benn parti du ko tuutal moom Gueye fu mu nekk dañ ko jël jox ko cëram ci biir parti bi looloo waral donc ci la nekkee député de 1959 pratiquement jusqu'aux événements de 1960. ba Sénégalais yi gis ngeen mbiri ngoog loolu moo tax ñu naan politique du ëmb day jékki rek daal di wasin te dara newul ni doone mukk jamais ànd boo gis diggante bi mun na am fantasiro waaye àndaat day am ànd nag Senghor jekk ñu ñoom fantasiro mu ñu àndat ak Lamine dégg nga yow léegi ñoom ñëpp ñu àndandoo nekk benn parce que loolu lépp li koy doon jëmmal mooy Lamine Gueye waxoon daan ni il arrive un moment dans la vie où l'essentiel n'est plus de se regarder face à face mais de regarder vers la même direction ñu ngi jëm ci loo xamante ni mooy les indépendances bon nag loolu nañu boole suñu doole nañu boole suñu xalaat moo tax ñu mën a xeex ak tubaab bi gañe ko loolu moo nekkoon seen gis-gis ba Abbas ñëw intégré waat l'UPS nekk fa secrétaire général adjoint ba finalement mu nekk encore le secrétaire à l'organisation yaakaar na ne yooyu yëpp bu ñu demee ba ci 1960 ñu def une nouvelle assemblée nationale yaakaar na aussi foofu aman na fa ndoomo tànk El Hadji. waaw bi ñu defaatee assemblée nationale dafa nekk vice-président de l'assemblée nationale. mu nekk koo xam ne d'abord dénkoon nañ ko la commission de la législation générale. donc mu diriger commission boobu parce que jamono jooju boobu ñu ngi tabaxal ñu ngi tabax Sénégal quoi. ñu ngi samp kuréel yi ak loi yi nga xam ne ñooy tax réew mi mën a taxaw. loolu Abbas moo doon diriger commission bi. bi ñu doxalee nag ba ci biir bi yëngu-yëngu 62 yi tàmbalee. Abbas moom ci ñi signé woon motion de censure bi la bokkoon. donc ci signataires yi. ñu boole ci bi nga xamee ne war nañu àtte Mamadou Dia ci haute cour de justice. xam nga haute cour de justice ay député la ñuy jël ak
3 magistrats. waaw 5 députés et 3 magistrats. ci 5 députés yooyu Abbas ci la bokkoon. donc loolu mooy wane ne taxawaayam ci biir assemblée nekkoon na taxawaay boo xam ne ñëpp ràññee woon nañ ko. ci capacité am. ci possibilité. muy doxal li nga xam ne. moom la Sénégal laaj moom la askan wi laaj moom la jamono ji laaj. pour que réew mi mun a jëm kanam. pour que réew mi mun a jëm kanam loolu moom mooy le sens de sa vie parlementaire am na ko liggéeyal na ko réew mi waaye ci biir loolu lépp aussi mi ngi woon ci biir collectivité lébu te wax naa sànq ni Senghor boo gisee mu jël ko mooy capacité de mobilisation waaye juddu ba ak daraja ja ndax nekk na syndicaliste mené la première grande grève de 1946 avant ñoom Aïnina Fall ak Sarr di def seen grève moo njëkk a def la première grève générale bu handicapé pendant presque 2 semaines wala 3 semaines les activités fii ci biir Sénégal ba tubaab bi tiit gis nañu bon nag ni wax nga ko léegi bu ñuy dee wax code du travail yàlla ak Abbas Gueye la moo ko commencé ci 1946 ba bi mu nekkee parlementaire mu continuer liggéey bi ñu am ko ci 1952 nekkaat nañ fi donc député à l'Assemblée nationale. waaye ci biir loolu lépp aussi waxoon nañ ko sànq junjoon nañ ko mooy Abbas dafa amoon une activité religieuse ndax bu ngeen gisee photo bii mu ànd ak sëñ Babacar téel ko parasol bi war na ne am na fu mu tegoon sëñ Babacar wala fu sëñ Babacar teg na bu ngeen gisee photo bii mu ànd ak Alaaji Abdoul Aziz Dabakh wan na ne am na fu mu ko tegoon te nan bu ñu fàttali ni kii di daayira Ahmadiyya nga xamante ne fii ci Cap-Vert am na lu rëy lu mu fiy tekki di daan organiser les journées culturelles Cheikh Ahmed Tidiane wala El Hadj Malick Sy kooku ci taxawaayu Abbas Gueye la woon bon donc diggante moo waa kër Cheikh Seydi Hadj Malick Sy diggante bu rafet la joon ak ñoom mbokkoon naa ak ñoom ba tey jii ay njabootam ba tey ñu ngi ci loola loo ci mën a yokk Alaaji lu mooy di la wax ne Abbas liggéeyal na tarixa Tijaan liggéeyal na diine l'islam bu Tiwaawan daan organiser ziara général moom moo nekkoon l'organisateur numéro 1 gàmmu Tiwaawan moom ci ñi daan organiser ñoo daan taxaw ba organisation bi jàll bu ñu daan def li ñuy wax les journées de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñu daan def fii nii ci grande mosquée mois de décembre lañ ko daan def dañ daan def benn partie 24 décembre beneen bi ñu def ko 31 décembre moom moo daan jël organisation journée Cheikh Ahmed Tidiane Chérif muy def nag li ñuy wax la fédération Al Mahdiya fédération boobu lu mu ci jubloon dafa bëggoon dajale képp koo xam ne ci tarixa Tijaan nga bokk ca nga dëkk ci diwaanu Ndakaaru nga am audience solennelle ak kër waa Hadj Malick Seydi Hadj Malick Sy daan ko defee fii ci corniche ci buntu këram est-ce que dañ daan tant mu nekk événement boo xam ne dina ñaar wala ñetti fan tey mu wax audience solennelle donc dafa nekk loo xam ne liggéeyal na ni ma ko waxee léegi sëriñam mais liggéeyal na aussi tarixa Tijaan mu yokk ci ne bi mu nekkee député di xeex pour code du travail am na benn lettre boo xam ne Sëriñ Fallou Sëriñ Touba Sëriñ Fallou Mbacké moo ko bind est-ce que di ko gërëm di ko encouragé ci li nga xam ne mu ngi koy doxal foofu ca Assemblée nationale française pour ak yelleefu liggéeykat yi loolu aussi mooy wane ne ñëpp la àndaloon kilifa diine yëpp ak bépp notabilité boo xam ne yaa ngi jàppale askan wi surtout yaa ngi jàppale liggéeykat yi loolu nag yóbbu na ko sax ba conseil économique bu France doon na fa siéger pratiquement de 1947 à 1950 UGTAN bi ñu defee congrès Cotonou ba pare moom moo ko sas fii moo sas UGTAN fii ci Sénégal donc c'est le premier responsable n'est-ce pas de cette organisation premier responsable de cette organisation te li mu daan wut yëpp mooy lan mooy yokk askanu Sénégal musul xeex dara pour njëriñu boppam
waaye na ko askan wi jëriñoo te moom mi nga xamante ni mooy ñabar ja ak fitwa tax na ba lu mu sa dugg yàlla may ko ca ndam bon nag yaakaar naa ni ku mel noonu ak li mu liggéeyal Sénégal ak li mu defal ci réew mi dafay jar nag Sénégal yi xam bu baax ni kii Abass Gueye bi mu génnee àddina le 2 août 1999 tey ak boobu ak léegi am na ñaar fukki at ak ñett dafa jot nag Sénégal xam ni kii ci ñayu xare yi nga xamante ni ñoo tëgg réew mi ci la bokk dafa bokk Sénégal yi xam ni kii moo nekkoon 5e député du Sénégal gannaaw Blaise Diagne gannaaw Ngalandou gannaaw Lamine gannaaw Senghor moo nekk 5e député du Sénégal di siège au Palais Bourbon loolu ku mel noonu ak jëf ji muy liggéey ci réew mi war na tax ñu mandargal liggéey boobu ci loo xamante ni bokk na ci luñ koy tuddee waaye yaakaar na ni Sénégal rue Abass Gueye déggaguma ko fi déggaguma fi aussi ab lu tabax bu rëy bu ñu defar loo xamante ni dañ ko war a tuddewuñ ci Abass Gueye danañ nit ñaa am war na am luñ topp Blaise Diagne député la woon ci temps colonial Ngalandou ci temps colonial waaye am nañ tur seen tur am na lu ko mandarga bon nag kii tamit ni Senghor def ni Lamine def ni Mamadou Dia def war nañu xor a mën a tudde dara organiser ko nag loo xamante ni dafay jëmmal turam moo xam ci 25 yi war a ñëw muy 25e anniversaire yi dans 2 ans war nañ ko defal symposium wala colloque boo xamante ni dañuy indiwaat dund ak jaaru kii di woon El Hadj Abass Gueye ci biir Sénégal El Hadj. Atumaan li nga wax vraiment daw na yaram parce que li mu liggéeyal Sénégal li mu liggéeyal liggéeykatu Sénégal ak liggéeyu Afrique de l'Ouest parce que AOF yëpp lépp lu mu amoon fii rek comme victoire rek pour liggéeykat yëpp dañ daan def li ñuy wax extension des protocoles extension des conventions et cetera donc lépp loo xam ne xeex na ko moom daf ko xeex pour liggéeykat yi nekk Afrique aussi ku demee noonu kenn waru ko fàtte ñaare bi liggéey boobu yëpp mu def fanweeri at ñett rek la amoon 33 ans. Très bien. 1946 la ko doon def. wallahi boobu tante mu ngi judd 1913. wallahi à 33 ans. mu am responsabilité bu toll ni. wallahi mun a wàccee convention collective générale. wallahi mun a dugal code du travail xeex ko ba mun a am. loolu dëgg-dëgg modèle la. wallahi pour que suñu jeunes yi xam. wallahi exactement que nit ñi bu fekkee ne am nañ ay valeurs yoo xam ne ca dëgg-dëgg dañ ko cultiver di ko mériter. wallahi mun nañ jëmale réew mi ca kanam te loolu war nañ di ko fàttaliku à travers des monuments mémoriaux. wallaay la tubaab waxoon rek daan ni la volonté n'attend pas le nombre des années nit ki day xam boppam ndax wax nañ ko fii daan ni boo jëlee kaawu Ibrahima Sarr ay Nina Fall Ousmane Ngom bi ñuy mener la grande grève des cheminots du 11 octobre 1947 au 19 mars au 19 mars 1948 di juróomi weer ak fukki fan ñoom ñëpp kenn ku ci nekk fanweeri at ak ñett ak fanweeri at ak ñeent la amoon xoolal ma boobu kii di Abass Gueye bi muy defee la grande grève du Sénégal en 1946 il n'avait que 33 ans parce que Abass 1913 la judd affaire bi am 1946 33 ans nga am boobu responsabilité nit ñi mën la wóolu ci loolu te ñu la mag rek ñoo nekkoon ci syndicat bi bon na gis ngeen ni pas-pas ak ngor ak jom nit da koy juddoo waaye da koy fulaal ci boppam bon nag moo tax ma ni kii ñeeyu xare la lu ñee am war na ko am parce que c'est ça le patriotisme lii devoir de mémoire la pour tous les Sénégalais xam kan mooy Abass Gueye parce que ñu ci bëri njort nañ ko di dégg nañ Abass Gueye waaye xamuñu bu baax Abass Gueye ak jaar-jaaram kii nag damay ñaan tous les patriotes sénégalais ak ñi nga xamante ni suñu baat ñoo gën a yëkkati ñoo gën a yëkkati seen baat ñu jàpp ci ba Abass Gueye bii ñu réhabilité ko dans l'histoire kenn fàttewu ko sax waaye indiwaat ko dans l'histoire du Sénégal parce que dañoo nekk ci jamono boo xamante ne dañuy chercher ay valeurs nee nañu tëggat valeurs yi nañu xamal xale yi li nga xamante ne mooy jom mooy fit mooy fayda mooy muñ te ay mag newoon ci jaar ci Abass Gueye yi dégg nga moom kenn du dem bu des ba nag loolu na ko nit ñi xam duñ koy wax nag au nom du patriotisme parce que loolu ñu bokk Sénégal
da nga fi wax keroog ni la ñëpp bokk te kenn mënu koo séddoo nañ ko bokk àndandoo ko defal ko Abbas Gueye dem ci loola bokk Alaaji. Abbas nekk na un élément incontournable de la lutte pour la libération du pays. xeex na d'une façon intelligente et efficace xeex na colonialisme. xeex na abus du colonialisme. parce que boobu temps bu fàtte ne rek pour def réunion syndicat waxuma meeting sax mais réunion rek police dafay ñëw dàqale. ci mbedd yi lañ ko daan def ñu dàqale. parce que boobu temps xel daje woon nga naan da ngay jël bourse du travail di fa def réunion yu mag. amoon na fa bureau mais bokkul. leneen li ci topp moo di li nga xam ne liggéeyal na ko aussi diine ji. li nga xam ne liggéeyal na ko aussi au niveau du parlement. n'est-ce pas loolu aussi. mënuñu ko neenal. donc li ngay wax un devoir de mémoire. c'est ça. war nañ ko mandargaal dara loo xam ne. nit ñi dinañ ko fàttali te loolu aussi. joxe nga date. léegi nga file ñaari at dina coïncider ak. ñaar fukki at ak juróom yi nga xam ne. génn na àddina. nañ fexe ba ñu mun a profiter ci occasion boobu. pour mun ko célébrer. rendre ko hommage. fàttali jaar-jaaram yi. fàttali jaloore yi mu defar réew mi. fàttali jaloore yi mu defar réew mi waaye indiwaat l'histoire du syndicalisme. parce que tey ji syndicalistes yi am nañu ngëm-ngëm waaye war nañu xamaat bu baax histoire du syndicalisme ak mag ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon démb. loolu yaakaar naa ne bu ñu fi organiser colloque bu mel noonu kenn ku ne indi sa xalaat dinañu jëmbal liggéeyu Abbas Gueye. parce que nag war nañu bind sax ab livre ci Abbas Gueye loolu dafa war a mun a nekk étudiants yi thésards yi yii def thèse wala yi def doctorat war nañu jël sujet boobu le syndicalisme à travers Abbas Gueye wala Abbas Gueye vie et œuvre donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam te ni xalaat la nit ñi war nañ ci jàpp. daanaka suñu waxtu jeex na dinaa sant bu baax famille Abbas Gueye ndax bu ñu amee yenn documentation yi am yenn photo yi yàlla ak ñoom la te ñu am ci tamit ndigal El Hadji Makhtar Gueye nekkoon fii ci RTS di woon fi cadre bu mag jàppale nañu bu baax a baax maa ngi koy sant di ko gërëm di sant tamit kii di Bamar Gueye nekk directeur exécutif ONG Jamra di sant bu baax madame Ndiaye ñu ko wax Aram Gueye di directrice su école Kër Aram nekk ci Bourguiba ak képp koo xamante ni rek jox nga ñu ay tegtal ak xalaat ci li nga xam ne mooy dundu Abbas Gueye parce que ñun lii la ñu soxla Alaaji bu ñu sañoon Sénégalais yi di xam bu baax ñi nga xamante ne du ñoo wuutu wala duñ fi nekk te liggéey fi liggéey bu rafet loolu nag tax na ba am na ay suñu téléspectateurs yoo xamante ne ñu ngi ñuy topp di la sant bu baax Alaaji El Hadji Mame Thierno Mbacké xalif de Daaru Marnaan wax dëgg yàlla kilifa gu mel noonu bu fekkente mi ngi ñuy topp quel que soit fu heure bi toll ci guddi dina ko toog seetaan suñu émission professeur Saliou Mbaye kooku sama maître la dama koy ñaanal gudd fan ak wér bu yaram mais ñuy sant bu baax di la gërëm ndax nee la leer ñuy indi am na solo lool ci réew mi ku ñu wax Moustapha Mbeng mooy directeur EBAD kooku aussi mi ngi ñuy sant di ñu gërëm Alaaji Mansour Mbaye kooku sama xarit la moom nee na lu ma ne mi ngi ci moom wax dëgg yàlla mi ngi may topp bu baax di ma sant di ma gërëm te di ñu encouragé Omer Seck di notable bu mag nekk ca Tëngéej mi ngi ñuy sant di ñu gërëm di ñu encouragé Aliou Lo mooy administrateur lobu Maam Jaara nit ku baax ku bëgg histoire ku xam lu baax te di ko dox di ko jëfee moom aussi mu ngi sant di ñu gërëm Alaaji yaakaar naa ne lii jaajëf dafa baax ci ku nekk ci tool di béy donc ci Sénégal la ñuy liggéeyal bu ñu sañoon nag li ñuy def ci Sénégal mu am ñu koy déglu jaakaar ko kii ko mu baax ci ñoom ñoo ngi sant di ñu gërëm ak Aminata Mbengue Ndiaye di présidente HCCT moom tamit du manqué benn suñu émission Alaaji li nga wax daal vraiment daw na yaram te tamit encouragé nañu parce que kilifa yi yëpp di bàyyi seen soxla di la wax ne ñoom ñu ngi topp émission bi ñu ngi koy déglu ñu ngi ciy jël ay jàngat yoo xam ne xam nañ ne dina jëriñ réew mi loolu daf ñuy gën a encouragé ci liggéey bi ñuy def bon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñoom i tamit di leen wax ne ñun lii rek lañ fi nekkee wallaay fexe ba nga xam ne Sénégal xam ñi fi nekkoon démb lan lañ liggéeyal Sénégal lan lañ liggéeyal askanu Sénégal lan la ñu def pour que Sénégal continuer di avancer te dootu taxawati wax naa ne avancer moom commencé na avancer dootu taxawati jërëjëf dootul taxawati moo tax Alaaji xalaat naa sax
du ma bëgg a gaaw a génn ci lébu gi parce que ku mel ne El Hadj Amadou Assane Ndoye war nañ def ci moom émission nit koo xamante ni aussi jaar-jaaram ci wàllu diine ci wàllu politique Sénégal war na ko xam même Alaaji Makhtar Diop Ablaye Makhtar Diop grand serigne de Dakar témoin de l'histoire la xam na lu bëri fekk na lu bëri bu ma sañoon moom ci boppam ñu invité ko mu ñëw parce que am na lu bëri loo xamante ni xam na ko patrimoine immatériel la bokk ci réew mi xam lu dox lu bëri ci réew mi te yaakaar naa ne am na yoo xam ne boo ko indee dina tax xale yi gën a bëggaat seen réew gën a xam seen réew du ñu bàyyi aussi di nga xamante ne mooy traditionnaliste parce que bëgg nañu aussi dugg ci histoire u Kayoor histoire u Saloum histoire u Sine histoire u Bawol yooyu aussi dafa bokk ci réew mi parce que lu ñëpp bokk bu ñu ne Sénégal démb ak tey kenn ku ne war na ci am cër kenn ku ne war na ci am lii la Alaaji moo nekkoon li nga xamante ni suñu xalaat la ñu ñaanal jàmm réew mi di ko ñaanal képp ku dëkk réew mi di sant aussi waa télévision bi ak kii di ñànk ko mooy Racine Talla ndax ni mu jëmmalee émission bi ak cër bi ma ko jox loolu lépp wane ni ku fonk histoire la parce que nag démb tax ñu naan démb moo tax ñu naan tey te bu ñu réer suñu démb rek suñu tey du faar du bëri dina ci yàqu waaye xale yi xam ne war nañoo xam ndaxte du ñoo nekk dans le culte et l'enseignement des valeurs te loolu mën nañ ko jëlee kër ci histoire du démb El Hadj. waaw jërëjëf li nga wax de man mënu ma ci teg dara lu mooy rek di ñaax xale yi pour que ñuy gën a ñoom itam bàyyi xel ci pédagogie bi dégagé ci suñu émission yi ndaxte ñoo tax ñoom itam ñuy wax lii parce que fekkee wuñ démb mais buñ leen fàttalee li fi nekkoon démb na mën a tax ñu gën a am confiance ci seen bon nag mu wax Sénégal mu ngoog mbokki téléspectateurs yi moo nekkoon seen émission Sénégal démb ak tey Sénégal démb ak tey ñuy sant bu baax équipe de réalisation bi nga xamante ne Francis Ndekki moo ko jiite ak xale yi caméraman yëpp kenn ku ne sóobu ci bu baax a baax ba tey ñu mën a am émission bi ñu ngi leen di jaajëfal day ñaanal réew mi jàmm di ko ñaanal Sénégal gépp te di leen dig daje beneen yoon ci beneen plateau Sénégal démb ak tey. Pour que kum den dem ni jóg leen fii ku fi fanaan